asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo benn ñu ñëwaat ak yéen ak beneen xeetu tuto tey jii nag dañuy indi li ñuy wax comme genre naka laa ko mën a tuddee pastel boo xam ne dafa nekk ci diggante pastel ak samosa loolu nag li tax ma wax leen loolu mooy ingrédients yi nga xam ne moom laay utiliser lii nag moo siy dem dinañ soxla farine bi moo nekk nii maa ngi fi yore 1 kilo daal di yor def am fii aussi sel dinañ soxla aussi ndox bi du lépp laay def ça dépend rek farine bi nu mu toll dinañ soxla aussi lu mu soxla ci ndox du moins dinaa soxla beurre benn kii laa def stick mooy bâtonnet yii nii ak aussi tuuti diw donc loolu laay def ku mu neex mun nga ci boole nen wala yooyu mais man dama koy def loo xam ne lu basique la nga xam ni ku nekk mën nga ko def même bu fekkee fi nga nekk amoo beurre mun nga omettre beurre bi ci boppam boo yoree diw ak ndox ak farine ak xorom dina la defal li nga bëgg yépp donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek daal di commencer incha allah dër affaire kii ko pétrir ko maanaam defar pâte bi ci boppam donc loolu la ñuy ñëw rek defar incha allah. voilà gis ngeen pour sama mbokk américain yi ñoom pour pâte bi environ 6 cups laa def 6 cups moom moo may jox lii parce que dama soxla quantité bu xaw a bari ndax dama bëgg a denc yenn yi daal yi nga xam ne duma ko togg ma denc ko incha allah donc farine baa ngi nii boo ngeen xoolee tey génneewu ma sax sama mixeur bi si kii bi laa koy defaree si bool bi laa koy defee sel bi c'est selon votre goût donc man damay def gis nga kuddu bu ndaw laa jël nii 2 voilà 3 et demi kuddu yu ndaw laa def donc ku nekk rek sa goût ngay xool ci sel bi donc normalement waroon naa def lu ëpp loolu mais man je pense que baax na nii donc gis nga bu gisu leen fi ma def fi levure chimique wala lenn defuma ko parce que pâte bi dama bëgg mu croustillant looloo tax ma ne leen dama bëgg mu nekk diggante kii pastel ak aussi samosa donc moo tax ma bàyyi ko noonu gis nga dama mélanger fi mu nekk nii kii bi farine bi ak sucre bi léegi ma daal di jël beurre bi quantité bi yëpp laa siy def voilà gis nga beurre baa ngi nii ma def ci benn bi léegi damay jël tuuti diw bismillah c'était juste pour bañ a def beurre bu bari environ 2 cuillères à kii soupe laa ci def nii donc ma daal di jël ndox bi bu ngeen xoolee ndox bu ndugg la maanaam ëpp na sax ndugg xaw na tàng tuuti moom laay xóoyalee loolu toujours ma wax leen ko day tax pâte bi soo koy dër du metti daal bismillah donc damay def environ benn verre laay def nii li ma leen di wax chaque fois ça dépend humidité fi nga nekk si noonu la xóoyal pâte bi di quantité d'eau bi ngay def di dépendre gis nga ki nga xam ne dafa bëgg a def ay meew ak ay beurre ak affaire kii nen ak yooyu su ko neexee mu def ko mais man damay jouer ci pâte bu simple boo xam ni dafay neex parce que beurre beeg yooyu dina ko neexal et tout mais après si li may def ci biir nag mooy tax affaire yi neex nga xam ne du riche yu ëpp yooyu daal gis nga ma dolli waat donc deuxième coppe mi ngi nii 3 verres d'eau noonu laa koy waxee sax benn yoon voilà gis nga donc li ma indi woon ci ndox yëpp dinaa ko mun a def kon baax na voilà comme def naa quantité ndox boobu mun naa jëlaat beneen kuddu diw xam nga defoon nañ sànq voilà donc doy na nii donc nii dañuy def rek pétrir ko tuuti après daal di leen wan continuer ko ay peut-être ay 5 minutes juste ba nga xam ne doo pâte bi kii na fi mu nekk nii yëpp dem na ba dajalikook yooyu ba nga xam ne day rafet ba bëgg a dee liis après ñu ñëw parce que bugguma ko travailler yu ëpp yooyu ba nga xam ne après pâte bi soo ko defee rek
kii bi day dëgër pat bi ci boppam day dëgër des fois gis nga di nga gis nga defar fataaya wala pastel nga jaawale croustillant ak wow donc loolu la ñuy bañ quoi dañuy bañ mu wow dañu bëgg mu croustillant sans pour autant wow ndax di loolu voilà li ma doon wax mooy croustillant ak wow différence bi mooy croustillant dafay am goût ba pare pastel bi soo ko tegee sa làmmiñ day mel ni luy seey alors que bu fekkee dafa wow yow yaay def effort bi yow yaay nekk di sàqami ba sa ngaam yi di waaj a dagg donc bëgguñu loolu dañu bëgg mu nekk ci kii boobu noonu croustillant mais aussi nga xam ni dafay soft dafay mel ni comme lu beurre daal voilà donc loolu la ñuy def nii parce que dama am ñu ma doon laaj boo buggee defar fataaya ak yooyu boo xam ne dafay croustillant nooy def donc man nii laa koy defaree léegi ñu continuer pétrir ndànk-ndànk gis nga ni may pétriree ndànk-ndànk nekkuma di ko dërëka di def xaw ma nu ñu koy wax jàmb ba sonn noonu déedéet nii rek laay def moom may defaral yëf yëpp gis nga motion circulaire bu ma ko defee tuuti après ma daal di jël affaire yi di lem nii ci kawam pat bi dama koy jël di ko lem ci kawam nii moom may defal affaire yi voilà gis ngeen suñu pat bi pare na donc li may def nii mooy bu la neexee nga jël diwlin def ko ci kawam mais man damay jël tuuti rek ci farine bi daal di koy suy nii ci kawam parce que bëgguma dëru diwlin dëru farine ci boppam laa bëgg a def pour ma am li ma bëgg donc daal di koy teg nii ci kawam daal di jël nag léegi soit torchon walla bu fekkee ni am nga kubéer nga ub ko bu ko defee yëf yi daal di reposer parce que farine bi du boo xamante ni day jóg ndax defuñu ci levure defuñu ci dara donc nii lañ koy bàyyi mu reposer quelque chose comme ay yaa xam minimum daal 30 minutes nga bàyyi ko noonu le temps ngay nettoyer ak yooyu lu mu gën a toog mu gën la arranger parce que pat bu reposer dafay neex a dër toujours loolu la ak si loo munti defar bu pat bi noppalikoo rek day tax gluten yëpp mën a développer wu lépp mën a toogaat benn place nga xam ni élasticité bi dafay mun a développer wu nga xam ne di nga mun a dër facilement donc noonu la ñuy def le temps ñuy nettoyer ak yooyu après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà kon nag voilà le temps ñuy xaar suñu pâte di reposer dañuy profiter aussi loolu pour ñëw commencer defar suñu farce ak sauce biñ siy def donc looloo tax ma ne leen diggante samosa ak pastel si la nekk donc. hybride la daal noonu lañ koy tuddee donc mu ngi nii léegi pour defar farce bi ak sauce soble bi même ingrédients yi ñoo siy dem lenn li dama koy wàññi rek daal di koy def si kii bi si ndawal li leneen li ma jël ko daal di koy def si kii bi aussi nu mu tudd si sauce bi voilà dama koy boole ak sauce tomate nga xam ne damay mel ni comme kuy defar pastel ki nga xamante ni bëggoo ci def tomate ak yooyu mun nga def bu naturel nga def comme fataaya bi ma defaroon noonu te nga xam ni defuma ci dara lu dul sauce noonu ak kii amul woon sax sauce mooy fataaya bi nga xam ne dañu baramoon côté yi voilà donc léegi pour suñu sauce soble dinañ soxla tomate concentré ak aussi tomate njamb dinañ soxla aussi kaani nga xam ne dafa optionnel pour ku mu neex dinañ soxla suñu ay épices donc épices yi mu daal di nekk maanaam sama mélange d'épices bu rouge bi mi ngi nii bi nga xam ne day am ay paprika ay levure nutritionnelle ak façon yooyu ñoo ci nekk donc xam ngeen épice bi dinaa ci dolli quelque encore ndax liñ koy doyee donc dama yore fii oignon en poudre ail en poudre basilic léegi war ngeen ko nànd fu ma defee lu am tomate rek damay def basilic automatiquement parce que basilic ak tomate mooy basil dañoo ànd daal ma amee fii ail bi nga xam ne dama ko dëbb nokkos ko ak kii ak poivre noir ak tuuti poivron bu verte bi donc moo nekk nii léegi ñu yore fii soble suñu soble bi dañ koy fejet ñu daal di yore aussi suñu ay ñu daal di yore aussi suñu soble mu nekk nii ñu yore fii aussi suñu ay persil gis nga persil mu ngi nii ak aussi suñu oignon vert donc dama amee ñaari variété persil parce que bi ma yore woon bariwul noonu ma am persil plat bi moom mooy bu italien bi
ak aussi bu chinois bi ma am si tuuti donc ñoom ñaar lay boole daal di koy def ku nekk rek xeetu persil bi nga yore rek bu dee benn façon nga yore même bu dee curly bi mooy bi ñu gën a xam bi ñuy dëbbee roof Sénégal mun nga utiliser loolu dinañ soxla aussi sel poivre ak ndawal li nag moom ku nekk yow yaay utiliser lu la neex man tey mélange yàpp nag ak bu xar laa yore donc moom laay jël ma def ko ki nga xam ne bu jën la bëgg aussi mun na def bu jën donc yooyu rek la ñuy def léegi dañuy daal di ñëw rek daal di commencer fejet affaire yi préparer ko ba nga xam ne parce que fejet beeg yëf yooyu loolu léegi tàmm ngeen ko buñ ko commencer nag pour ñëw togg ak yenn mélange yi si laay ñëwaat ak yéen wan leen incha allah nu muy demee. voilà gis ngeen suñu ingrédients yaa ngi nii dagg nañ ko ba pare donc instant bi dañuy daal di procéder comme si buñ doon defar rek pastel léegi dama dagg soble bi poivron yi ak kii persil yi ak oignon vert ak kaani donc dama koy def si sama mixeur wala ki nga xam ne si gëndam la yore mu dëbb ko léegi foofu laa koy dugal daal di koy blend ba mu mokk pas rumbax mais ba nga xam ne dina am bët daal mais day gën a sew après ñu daal di commencer togg nag léegi ndawal li si gaz bi nga xam ne dinaa leen wan au fur et à mesure may def ingrédients yi may mélanger yi ma ciy def incha allah. donc ñu daal di def tuuti gis ngeen si suñu tomate njamb bi muy crushed tomato wala diced tomato dinañ ci desal aussi pour suñu kii bi pour suñu sauce bi oignon en poudre basilic ail en poudre ñu jël suñu mélange ail bi ak poivre noir bi def ci ba mu saf ñu desal tuuti pour gis nga pour sauce bi ñu daal di jël tuuti ci suñu épice c'est selon votre goût ñu daal di tëj voilà gis ngeen léegi fi mu nekk ni dañuy daal di jubal rek commencer defar suñu kii ndawal gi donc damay daal di jël mélange yu yàpp bi bismillah ñu teg gis nga defuma ci diw wala lenn parce que xamaguma contenu graisse bi nu mu doy ci ndawal lii donc moo tax dañuy toj nii ba ci kanam rek toujours processus bi xam ngeen ko tojate yépp ba nga xam ne duñu am benn donj avant ñu ciy def suñu restant ingrédients yi muy maanaam nokkos beeg ak tamaate loqati beeg yooyu donc nii rek la ñuy continuer duñ ci defagum benn assaisonnement ba lépp doore incha allah ñu daal di ñëw indi nag suñu yeneen ingrédients yi def si. gis nga mi ngi nii rek la ñuy continuer buñ ñëwaatee ak yéen incha allah daal di leen wan nu muy mel incha allah nu ñuy progresser au fur et à mesure ñuy dem. voilà ngeen gis li may def nii fi mu nekk nii damay jël sama kuddu bi xam nga toj naa ko nii ba pare léegi nag pour ma rassurer que ni lépp dina mokk bu baax damay daal di jël kuddu bi di ko ci dër nii maanaam mu ma koy gën a fejetal moom boppam di ko mokkal bu baax a baax a baax gis nga nii rek laay def moo tax ngeen gis may yëngalee nii day am fenn fooy toll foo xam ne surtout bu fekkee consistance bi may wut da ngay def nii rek di ko ci tàppal nii moom moo lay defal kii yu sew sewaan yi subhanallah ñu fexe nag ba affaire yi di des ci biir bu mu def li may def nii muy tëb fu ne voilà gis nga jeex na léegi damay daal di ñëw jël suñu nokkos biñ dëbboon bi sànq daal di ko ciy defaale aussi tuuti tomate loqati tuuti rek laa ciy def soxla moom mu bëri tomate parce que comme damay defar sauce soble bu am tomate donc jarul muy bëri tomate ku mu neex ku bëggul tomate su fekkee guddi nga koy defar te mu lay sonal am na ñoo xam ne daf leen di sonal guddi mun nañ ko omettre def ko nii daal di jël nokkos bi yëpp def ko sans pour autant def ci tomate fraîche bi donc loolu noonu beneen astuce la aussi te du jar nga defar sauce tomate tamit bu la neexee boo buggee defar sa sauce moutarde sauce soble bu am moutarde nga def ko wala nga bàyyi ko noonu kese parce que lépp dafa neex loo ko munti booleel dafa neex nga lekk ko sans sauce avec sauce yëpp a neex macha allah donc nii laay def rek daal di ñëw indi nokkos bi bismillah nga benn kuddu tomate rek laa siy def baax na donc nii lañ koy def travailler ko après bàyyi ko nag mu togg di mijoter ndànk bu ñu paree nag daal di ñëw incha allah jublu ci sauce bi nga xam ne bu ñu paree sauce bi dañuy ñëw rek dër nag léegi. voilà gis ngeen suñu kii pare na
suñu farce bi mu ngi nii donc gis nga day mel ni comme kiiwu pastel rek donc mu ngi nii dañ koy daal di fay gaz bi fi mu nekk nii léegi daal di koy sotti bàyyi ko muy sedd en attendant dañuy commencer ci même récipient bi laay toggee aussi sauce soble bi donc sauce soble bu simple la rek comme ni ñuy def yeneen yi donc damay jël soble bi nokkos ko comme bële na rek comme ni ñu nokkosee woon pour luy dem fii ma jël ko def ko ci cin bi donc dinaa leen wan nu muy ci poêle bi incha allah ñu daal di transvaser li bàyyi ko mu sedd defar sauce soble bi après bu ñu paree loolu nag daal di nettoyer ñëw commencer dër incha allah. voilà gis ngeen poêle baa ngi nii dama sotti yëf yi rek daal di ñëw donc suñu sauce soble mu ngi nii dinaa dolliwaat soble dafa am yu may dëbb na le encore bugguma woon mu mokk rumbax yu dijj yi dama koy dindi ku bëgg fejet mun nga fejet gis nga mooy sama sauce yu gaaw yooyu léegi nag ma door si def diw gis nga benn kuddu diw laa siy def kuddu cuillère à soupe diw moom laay def si kii bi si sauce bi donc mu commencé di mijoter ndànk ñu indi restant soble yi incha allah. voilà gis ngeen restant kii baa ngi noonu suñu soble baa ngi nii léegi damay daal di jël tuuti ndox duma xaar sax mu lax bismillah jarul muy bëri équivalent su 3 kuddu ndox ma jël aussi tuuti tomate bi aussi bëgguma mu bëri dama bëgg juste lu coloré affaire bi rek benn kuddu daal bu mag mu ngi nii ñu daal di jël tuuti rek si gis nga benn kuddu tomate njamb bi moom laay def jeex na ma jël suñu restant ingrédients yi mooy yi ñu defoon sànq basilic laaj en poudre bu tooy bi ak poobar ak oignon en poudre bi daal di koy def fii voilà ñu daal di jël suñu assaisonnement yëpp laay defandoo parce que lii du sauce boo xam ne dama bëgg mu doore donc yëpp laay defandoo voilà donc léegi nag dañ koy bàyyi nii muy mijoter ndànk ñu nettoyer après ñëwaat incha allah. voilà gis ngeen suñu sauce mu ngi nii pare na donc comme ni ma leen ko waxee rek mu nekk sauce bu xaw a oyof nii tuuti rek dangul mais tooyul tamit léegi leneen li nga xamante ni def naa ko si ma dolli ko si moo nekk vinaigre bi ak tuuti citron dolli naa ko si donc moom moo nekk nii dañ koy yàq léegi daal di commencer jubal si pâte bi aussi incha allah. voilà sànq kii baa ngi nii viande hachée baa ngi nii pare na donc liñ si def mooy dama fàtte mentionné def naa si tuuti vinaigre ak aussi tuuti citron juste pour mu jox ko benn teng boo xamante ni moo si nekk like lu xaw a acide tuuti nga xam ne day imiter bu fekkoon ni jën nga defar nu nga siy defee citron beeg yooyu si kii bi si nokkos bi donc moom moo nekk nii ma def ko léegi nag dañuy daal di ñëw rek commencer defar suñu pâte bi après daal di ñëw wan leen incha allah gis ngeen suñu pâte baa ngi gis nga boo ko defee rek mu ñëwaat moo lay wan ni xaaral ma def nii reposer na bu baax gis nga nii donc dama koy jël rek daal di lemaat ko nii ci kawam su ma neexee ma dër lépp benn yoon mais dama koy xaaj ci digg bi léegi nag su ma bëggoon conserver kii bi pâte bi li may def mooy gis nga su ma ko xaajee nii ni mel nii laa koy def rek voilà nii rek laa koy def daal di koy dugal si mbuus def ko si réfrigérateur bi si congélateur bi si boppam daal di koy congeler bés bu ma ko soxlaa rek dama koy génnee dégivrer ko si biti wala si biir frigidaire bi nga xam ne su ma ñëwee damay dër rek def léegi damay jël moitié bi xam naa boo moytuwul te ma def loolu wala am yu ma def kii fataay kii niñ koy waxee farce daal di koy denc noonu si kii bi tamit si congélateur bi voilà gis nga comme li ma leen waxoon sànq du ma def diw donc farine bi rek laay jël saupoudrer ko nii tuuti gis nga teg am lu ma teg ci kaw tuuti léegi nag ñu commencé ko dër incha allah voilà gis nga nu mu commencé di jël forme nii rek lañ koy def daal di koy dër ba mu kii ba mu sew ñu daal di koy dagg voilà gis ngeen dër nañu quelques parties donc mooy moitié bi léegi dama koy def sama forme bi ma bëgg damay defar benn rectangle bu mag loolu nag li ko waral mooy kii bi ma ko bëgg a jox forme bi ma ko bëgg a jox gis nga
suñu ay carré ou rectangle lu mu munti doon ñu ngi noonu donc léegi dañuy daal di ñëw rek bu si nekk ñu daal di siy def farce bi rek tëj ko bismillah ku nekk rek yaa xool noo bëggee sa farce doy donc nii rek la ñuy continuer farce ba ñu pare après ñëw wan leen aussi incha allah ñun nuñ koy tëjee voilà léegi mu ngi nii dama commencé boo xam ne di ngeen ko gis bu baax bismillah gis nga su ma ko tëjee nii sous forme de triangle ma fexe yëpp laalante bu baax ba mu leer ma ne laalante nañ gis nga nañ tëj triangle yëpp après ñu ñëw wan leen nu ñuy defaree après triangle yi lu ñu siy jublu voilà gis ngeen li ma leen waxoon donc def naa boo xam ne dama ko lem si digg bi moom ngeen gis nii mu nekk au lieu ma def ko diagonal mais si digg bi laa ko def juste pour wan nit ki daal ki nga xamante ne bii moo gën a jàppandi si moom mun na ko def bu neex nga def nii daal di jël say fourchette jam noonu voilà comme mu ngi nii léegi damay daal di ñëw daal di jël toujours secret pour létt bi mooy maanaam da ngay lem nii soo lemee su ma ko lemee nii damay bës fii carrément daal di bës côté bii tamit gis nga donc bës bi ma def fii c'est pour mu tëj ko daal di bës yaatal côté bii nii pour mu tàcc ma jël bi rabattre ko gis nga damay ñëw rek yëkkati teg nii ci kawam su ma tegee bës gis nga yaa bësaat fii jëlaat encore rabattre bës gis nga jëlaat encore bës pousse bës yow yaa xool nag épaisseur bi nga bëgg daal gis nga bës pousse bës pousse pousse ba mu ñëw fii ma taxaw parce que ñaari côté yëpp laa bëgg a def même chose bugguma mu nekk comme keroog liñ defoon li gis nga ma jëlaat fii daal di ñëw fexe ba mu dajee bu dajee fii ma pincé ko nii daal di koy tourner su la neexee nga pincé rek téye noonu gis nga daal di koy tourner bàyyi ko nii gis nga jeex na ngeen xool nu mu def nii bi nga xam ni attends voilà bu gaaw bi la ni may def même chose laay def gis nga damay jéem a pressé nii yaatal ba nga xam ne dinaa am assez de plan boo xam ne si laay travailler pat bu amul dara léegi ma jëlandoo ñaari côté yi gis nga su ma jëlee nii rabattre bës carrément ba mu kole ma daal di gis nga cat yii nii ma bës pousse ko mu mel ni gis nga comme ay laaf ma jëlaat lii lemandoo en même temps gis nga bës puusaat chaque fois rek buu bi nga mujj def moom ngay puus nii mu génn parce que moom ngay ñëw rabattre nii moo lay jox effet wu létt bi gis nga rak tak defar nañu bii gis nga nu mu gaawee voilà gis nga kii nañu ba pare léegi dañu commencé ñëw rek saaf affaire yi donc comme rek ni ngay saafee ay pastel ak yooyu rek ngay def bismillah man duma def diw bu sens donc mu ngi nii tuuti rek la ñuy def wan leen voilà du tàng ba mu ëpp du sedd aussi sinon rek lii am mooy pat bi du ñor daal voilà nii lañ koy def rek bàyyi ko mu doore après ñu daal di ñëw wan leen incha allah kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen li ñuy wax samosa ak kii hybride entre samosa ak pastel moom lañ leen indiloon tey jii def ko nag sous forme de mu mel ni comme kii paquet donc moom la ñu indi woon tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde di si njëkkee sama waa kër mu nekk les grandes dames de chez Bilo mais aussi di ko jox soxna Aridiane Sall madame Sarr ci Sénégal di ko jox aussi soxna Assou Mbacké moom tamit ci Sénégal di ko jox soxna Alimatou Fall Ndiaye ci Allemagne di ko jox soxna Sophie Ba ci Sénégal aussi ak mami madame Fall defe naa voilà moom tam nekk ci Sénégal ak sama sœur Kani Sow wala mami Sow bu ko si neex rek
donc di leen ko jox j'espère que di ngeen essayer recette bi te dina leen neex comme ñun chaque fois buñ ko essayer rek nu mu ñu neexee yéenay xool rek ku si nekk li nga bëgg ak li nga ko bëgg a booleel rek nga def ko si di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di abonné wu si chaîne bi te bu ngeen abonné woo da leen appuyer si cloche bi mu leen di notifier chaque fois bu ñu dugalee dara lu mu munti doon mun na bañ a nekk sax ay recette kese kon nag di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah